inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tribune yéene kaay ne Sénégal day ñàkk nañu ko rëy ay waay Thione Seck tàggoo na daal dina wuñu di boromam allahu akbar Le Soleil yéene kaay ne génn àdduna wa artiste musicien ba day Thione Seck dem na tribune yéene kaay ne Bougane Gueye Dany ak Wally Seck day waaw ñàkk nañu kon ab conseil woo xam ne wu xam àdduna waaye maître Ousmane Seye mi nekkoon avocat waaw nee na gis nga Thione Seck àjjuma ji ñu génn tribunal bi gën a kawe ci réew mi di Cour suprême day ca la ko setal bam sit yooyu démb kon Thione Seck def ko allahu akbar la ilaha illallah Youssou Madjiguène Ndour waaw nee na mbir mi nga xam ne moom lay sentir day ci miti no lool l'Observateur ne Thione Seck day baatam ba guddee na ay waay kàddoom nga guddee na ñeent fukki at ak ñeent day ginnaaw nag ba xaritam ba bi lay jigal demee Thione Seck daal dina koy fekki allahu akbar Wally Seck day waaw nee na Papa Thione dem na de waaye nag mën na ñoo wekk suñu yaakaar ci adduna bi yëpp Dakar Times ne Papa Thione day waaw dem na bi lay am guy daanu na baobab de la musique africaine day daanu na adduna tuda yéen a kaay mu ban bi ne Thione Seck ci boppam kon moo ko way addunaa ngi nii demal maa ngi ñëw la allahu akbar Direct News ne Papa Thione day jàpp leen ne coronavirus gi la moo ko daloon moo ko yóbbu allahu akbar fi mu nekk ni la nag bàyyi Wally Seck day ma nga tëdd ca Yoff président Macky Sall ne képp koo xam ne bokk na ak yow jamono day bàyyi woon nga ko xel lool Baaba Maal waaw nee na Thione Seck ci boppam kon moo ma jàngal musique moderne bi lée sur saane coronavirus bi day moo fi jëlee na kor jaaga mi di Thione Ballago Seck allahu akbar te moo ne bàyyi woon na fi nag ab yéene projet CEDEAO ba libération yéene kaay ne Papa Thione tàggoo na aja papa laaste juróom benn fukki at ak juróom-ñett day la amoon kon bi muy tàggoo cay coronavirus gi lée sur saane xoolal ma ci week-end bii rek corona gi waaw lu tolloo fukki doomu adama ak ñaar la rey allahu akbar la ilaha illallah ci ñaari fan waaw lu tolloo ñeent fukki ci ay doomu adama ña nga sowee taas diggante dund ak dee lu tolloo ñeenti téeméer ak ñaar fukki ak ñett dee ci ay doomu adama la jàngoro ji wàll laa la wax week-end bi léegi kay corona gi li mu rey ak wàlle ko ëpp na lool manifestant yi nga xam ne kon nañ leen reyoon ci manifestation ba day coow la jeexagul de parce que Mamadou Ndiaye mi nga xam ne magu Cheikhouna Ndiaye la dañu reyoon ko ci manifestation yi ci les éco yéene kaay waaw nee na policiers yi ci boppam reyuñu sama rakk ji de déet sama rakk ji dañu koo jam la ilaha illallah waaw parce que sama jigéen bi nga xam ne moo dalal Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany day ndaw si xamal na leen carrément ne leen policiers yi reyuñu sama rakk ji de déet dañu koo jam terminé yéene kaay ne moom Bougane Gueye Dany day ma nga woon ca Ziguinchor président kam sa bopp day waaw nee na dana jël nag ñeenti doomu Moussa Dramé yi nga xam ne kon ñoom leen rey kon ca bërëb boobee dana leen jël en charge ba keroog xale yi di dëgër maanaam Bougane Gueye Dany day ñaar fukki junni waaw lay jox weer wu dee wu ne xale wu ne ñuy doomu Moussa Dramé moomee nga xam ne ci manifestation yi lañ dee manifestation yooyee évidence seeni kaay nee na ngir dikk nag jàppale leen waaw Serigne Mountakha Mbacké day lu tolloo juróom fukki millions la yëkkati daal di leen koy may cay Mbacké balay sa waaye wax na tamit ak nguur gi day wax na tamit ak homme politique yi la Direct News de Serigne Mountakha Mbacké day waaw ci lu jëm nag ci wàllum tànk jubalee di mbirum médiation bi nga xam ne kon ma nga ca ñaxtu yi nga xam ne kon moom la société civile bi ak opposition bi di waa M2D di ñaxtu noo ne xamal na leen ne dana ko yegge kon président Macky Sall Serigne Mountakha yemu ca parce que xalifa général Mouride day ca saasa waaw la daal di jël kon téléphone am daal di téléphoné président Macky Sall ne kon na génne ñi nga xam ne kon wàllum politique tax ñu denc leen ci kaso bi la di détenu politique ya waaw Serigne Mountakha yemu ca ndaxte nee na Macky Sall ba léegi waaw gaawal ate gone gi la di Ousmane Sonko ci nu mu gën a gaawee waaw source année réunion bi nga xam ne nag doon na dox kon ci diggante moom ndawam yooyee moom xalif ba laataa gaa yaa dellu si waat kon ci Ndakaaru ñaajël jo waaw Serigne Mountakha daal xamal na délégation ba ne leen li xew ci réew mi daa mel ni sama kër gii nekk ci Touba laa ko dund xalif général ak Mouride yamu ca dee parce que Serigne Mountakha Mbacké nee na léegi nag nguur gii nga xam ne ñoom ñoo fi ne bu ñu ma déggalee déggal samay kàddu jàmm dana am ci réew mi lée bu ñu ko defulee nag danaa mujj génn kon wax ak waa réew mi yëpp ñëpp daal di may dégg publiquement waaw Mbacké ba lay sa yéene kaay daaw da càmmi ne gannaaw ga nag la Serigne Mountakha daal di yëkkati lu tolloo juróom fukki millions dimbalee ko ñi nga xam ne ñoo loru ci manifestation yooyu Idrissa Seck ci 24 heures waaw nee na réewum Sénégal ndax leen noonu manipuler leen noonu du yomb de 24 heures yéene kaay ne moom Idrissa Seck mi la waaw depuis keroog ñu waxee ne ma ngay jéem a négocier ak président Macky Sall day ak demam te conseil économique ba léegi waaw daram bi daa yàqu ci biir réew mi ba maara dégali laa la wax léegi nag a coowal Ousmane Sonko gi la histoire politique u Sénégal day ñi ngi koy amal nice good fine te moom Idrissa Seck boole wuñ ko ca waxuma la sax militant réew mi yi nga xam ne ñi ngi bàyyi Idrissa Seck di dem ca Ousmane Sonko moomee waaw waaye défense bi nga xam ne mi ngi koy jéem a jëlal Macky Sall mi nga xam ne dañ koo tudd nag ci coowal complot Ousmane Sonko bi la ñu ne deni waay punka li nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ca Macky Sall ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye Mamadou Matar Cissé Amadou Ba ñooñee nga xam ne dañuy dellu soit day ak maître Omar Youm dama ne la lii
yëpp du arrangé Idrissa Seck laa la wax yéene kaa gi ne boo ca toftalee nag le mouvement pour la défense de la démocratie M2D waaw boo xoolee ba ca biir ñoom ñëpp Ousmane Sonko sax daanaka la ñu àndal laaj wi kay mooy est-ce que Idrissa Seck la moo amoon ca élection présidentielle 2019 ya maanaam nit ña ñëw ca moom est-ce que loolee dana ko amati bu mu ko yaakaar waaw parce que ñaari communication yi nga xam ne moom la Idrissa Seck mujjee def ni la naan yaay booyoo day wax ak opposition bi yeeg ndaw yeeg sénégalais yi nekk ca bitim réew ak moom Idrissa Seck ci boppam xam na ne mbir mi doxul il a ses limites doxul mburoog soow Seck l'observateur ne maître Pape Samba Sow day waaw daal dinay tontu maître Dior Diagne laa la wax waaw libération yi ne kaay ne coowal suite bota gi la day waaw ab taf yëngal lambatu di wàllum cacophonie am na ci ordre des avocats mar di daal parce que maître Dior Diagne day maître Mamadou Papa Samba Sow la ne moo bind kon plainte wu Adji Sarr bi lée waaye maître Pape Samba Sow moomee daal dina koy weddi ba tëdd ci suuf ne gis nga loolee ba muy am ma ngi ko fekkoon Ziguinchor benn ñaar moom maître Pape Samba Sow moomee waaw nee na laata mbir mee am fukki fan ak juróom ca ginnaaw la dalaloon Adji Sarr di ko conseiller ak yooyu daal 15 jours avant waaw loolu doyul waar maître Pape Samba Sow day ci 24 heures waaw moom it nee na dina porter plainte maître Dior Diagne comme ni ko maître Dior Diagne porter plainte ay du yem ci bopp borom évidence yéene kaay ne nees def nag ba jàmm ak dal am ci biir réew mi day jigéen ñi day taxaw nañ comité des femmes leaders la pour la paix la démocratie le respect des institutions et l'état de droit au service de la nation lii leen tax a jóg ñoom Zahra Iyane Thiam ñoo fa nekk de ak madame Ndeye Fatou Diop Blondin madame Safiatou Diop réseau Siggil Jigéen madame Soham Wardini ak yeneen jigéen sax Zahra Iyane Thiam ministre ne ñun daal jàmmi réew mi ñu tax a jóg ak réew mi ànd ak dal exclusive yéene kaay ne en tout cas Habib Niang day ak Abdoulaye Dieye ca Thiès waaw ñoom daal ña nga ca ndaw ya ak ca jigéen ña Ousmane Sonko day ci source waaw nee na bis bi nga xam ne laay nekk président de la République du Sénégal gi lée ci la sénégalais bu ne di xam lan mooy ministre lan mooy président lan mooy directeur général parce que seeni ndambaay di seeni salaire day benn war naa am nu mel ñaar sénégalais yëpp danañu xam kon ñii ñaata la ñuy fayeeku cay Sonko waaye Ousmane Sonko de la mu diggee yëpp pétrole bi dong laa ci déggul de ak gaz bi waaye moom Sonko nag na xam ne suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal na ni ab xam-xamam kenn dootu ko natable jëm ci wàllu way ba nga xam ne sa la doon yëngu démb ci dibéer ji manees nañu wax ne la ko def nee nañ la ko yóbbu du lenn lu dul jàngoroy coronavirus bi di mbas mi dinañ si bi la jot ay xibaar ay kàddu yu seede yu bari dinañ ko ci teewlu ñu àddu it jëmale ci manifestation yi nga xam ne moo fi amoon ak ña sa ñàkk seen ak bakken juróom fukki million moo di enveloppe ba nga xam ne xalif général kullu murit Serigne Mountakha Mbacké moom la génne ngir jébbal leen ko mu mel nit sàkku na ci askanuk Sénégal ñu tàppe xol yi joxante loxo ngir jël fi mboolem fitna ci nu mbokki laayeen yi jàppale ne ñoom it amal nañu door nañu seen appel bi loolee ni ki démb mu nekk si jamono ji nga xam ne ñu ngi xeex mbas mi kon nag dañu ko amale ci anam gëmu rek gën a seddee waaye it ki nga xam ne moom mooy doomu xalif bi mi ngay dalal xel yi ne kon mboolem matukaay dañ ko jël ngir képp ku fa dikk nga mañ fa bañ a jëlee li nga xam ne moom mooy jàngoroy coronavirus gi tàggat yaram bu ñu si tolloo Pape Mante mu lañ si àndal fas yéene kon daal keppel yéen a kaay xëy dëgg ñax la jox metay dara ngeen taaxirlu ñu xuus si faram-fàcce gi. Voici Trafic News. Dembeex dikk bi ci actualité bi la bokk ani kan la ñuy àndal tey jii si suba. Aba Diatta foo toll wax circulation bi nu mu fa demee. Voilà, merci beaucoup. Il y a du côté des Rufisques qui veulent progresser vers Dakar. Il y a beaucoup de ralentissement sur l'axe 11 point ci Tamba vers Poste-Thiaroye jaar fa utali péage bi foofu lay xat na jox tuuti ngeen mooy ko su ko defee aussi su ko dépassé maanaam échange ci Poste-Thiaroye bu ngeen ko wàccee maa ngi ko progression nag ci lañ ko seetlu ba ci rond-point bu sud de là-bas vous avez au choix à droite nga progresser utali buntu bi ki ak déviation la fay xaale ndax des travaux wala boog nga jël à gauche yaa ngi jëm boulevard Centre de la commune de Dakar jaaree ko marché Poisson passage à niveau foofu la y a ralentissement yi tax mu métti loolu mën nga progresser utali magasin ak sax utali cafétéria ma bay jaay jaajëf Aba Diatta si kanam tuuti ñu làmbaat la xool dem mbeex dëkk bi nu mu fa toll bi la jotaay xibaar yenn say ponk dañu koy jukki fas yéene ko waxtaanee ànd Seex El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré Thione Balago Seck la daan wuyoo moom moo génn àdduna ni ki démb juróom benn fukk ak juróom sa la toll woon mu ngi ko defee sa l'hôpital Fann bu Dakar loolee ci dibéer ji la ñu xamle moo di jàngoroy coronavirus gi moom moo ko yóbbu ñu dikkat ci nataalu ki nga xam ne moom mooy Thione Balago Seck ànd Seex Abdoul Aziz Sow da baax dem na
dootul dellu si. Thione Seck mu génn àdduna ca hôpital Fann ginnaaw feebar mu ngi juddu nag ci atum 1955 ca Dakar mu juddu ci famille géwël ginnaaw bi muy nekk ab tout tànk ci la participer nag ci ay cérémonie yu bare bari ci ay fêtes traditionnelles mu nekkoon waykat nekk tam tëggkat ginnaaw gi mu daal di bokk ci groupe bu gënoon ràññeeku ci Sénégal muy Star Band nekk fa it percussionniste bi muy am fukki at ak juróom-ñaar ci la dugg ci orchestre bi di orchestra Baobab laata nag muy taxawal groupe boppam ci atum 1984 ci atum 1987 moom lead vocal bu Ramdan daal dina génne albumam bu njëkk atum 2005 mu daal di génne album bu mu duppee Orientissime wër àdduna bi yëpp tey jii nag dëdduna àdduna bi muy am juróom benn fukki at ak juróom benn. mu ngoog Sénégal moo ñàkk boroom xam-xam dëgg lañu ñàkk moom Thione Ballago Seck waa ki nga xam ne moom moo taxawal AMS nekk it consultant culturel dafa gis ne Sénégal kon ñàkk na ku nga xam ne nii bu ñuy seet dëgg nitu dëgg rek ci moom la fekke baax gise pen lay wuyoo ay kàddu max yu nu sabalte mën nañu ko wax ni Thione mën na bokk ci les plus grands paroliers gi juddoo fii ci réew mi mais en dehors de cela nekkoon na nit koo xamante ni générosité dafa fisoon lool maa ngi fàttaliku ñaari mbir ci moom yoo xamante ni day firndeel générosité boobu bi nu ma dénkee concert u foire bi benn ak matériel de sonorisation bi nga xamante ni moom laa fa tegoon Thione ba mu fa rombee gis ko daf ni ma sawaay bii matériel mënul nekk matériel u concert yu mel nii moom ci boppam dafa indi matériel am au complet ni ma xoolal téye ko fii ba ngay pare laajuma la ci tërëm donc muy nekkoon nag vraiment artiste boo xamante ni kenn mënul woon ràññee ni bokk na ci ñi gën a mag ci Sénégal mais Thione bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo gën a mag dayo ci li nga xam ne ak li ñu def ci biir musique sénégalaise moom Sénégal ñàkk na ko mag a mag a mag. El Hadj Mamadou Mansour maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. Sénégal ñàkk na ku mag a mag mu di Thione Ballago Seck yan kàddu yu seede nga ciy yëkki. icône la dem na maam ñu ngi koy jaal waa Sénégal yëpp. parce que loolu dong dafay tënk wax ji yëpp. parce que kenn ku nekk jàpp nga ni yaay ki ko ñàkk kenn ku nekk mun na koo jaale ki ci des. parce que jàmbaar la woon bu weesoo musique bi mu doon def ak kàddu yu am solo muy paroles yi nga xam doon na ko ci yëkkati. ci wàllu yeete ci wàllu digle ci wàllu dénkaane ci wàllu xamal nit ñi sax ni dund gi saxul. kon moom waajaloon na boppam ci bis bi bu weesoo loolu itam ci wàllu comportement. ku bëggoon boppam la ku bëggoon njabootam la loolu mun nañu ko seede parce que fréquenté nañu ko ak lu mu néew ku bëggoon njaboot la ku bàyyi xel ci ñoom la ku bëggoon itam ku xamoon avenir am la ci wàllu teel a utal boppam sakk maa ngi fàttaliku bi ñu gën a nekk xale dañ doon wax boo awee tali Ouest Foire melul nii fool toll dañu naan boo tollee fële da ngay seen kër Thione Seck gi dafa rafet booba li ci nit ñi jublu woon ak li mu doon jàngale moo di nekk te nit faaw mu utal boppam sakk waaye utal njabootam sakk ndax dëkkuwaay dafa bokk ci li ñuy nawee kilifa te dafa bokk ci li nit di sagale njabootam yooyu yëpp ay leçon la yoo xam ne jàng nañu ko ci Thione Seck tey bari na ñoo xam ni xemmeem nañu am dëkkuwaay xemmeem nañu am kër gu rafet te ñu bëri ci ñoom Thione Seck moo leen jox leçon boobu ci bi muy dund te boobu ak léegi yàgg na boobu ay tout tànk lañu wax dëgg yàlla liggéey na mission mat na tey moom moo nekk ci dëgg ndax mus na loo xamante ni bi ñun ñëpp daañu ko mos te xamuñu nan la mel yal na yàlla yërëm ko te xaare ko aljanna ndax jullit la woon taalibe la woon te ku yemale woon la itam ci këru diine yëpp daanaka tarixa bu nekk way na seeni maam te ku bëggoon di joxe ay exemple la itam ci wàllu diine islam yal na ko yàlla yërëm Thione Ballago Seck baay la woon mag la woon waaye it weeruwaay la woon buñ sukkandikoo ci DJ Awadi moom rappeur bi kàddu yi seede yooyu la yëkkati ñu teewlu ko déjà man mënuma ko nangu quoi c'est yomb la nangu mais lu ma la mën a wax ci Thione mais grand bi daal suñu papa la suñu xarit la suñu vraiment suñu lépp la et puis man nag on a une relation très spéciale dafa ku baaxoon ak man et puis avec beaucoup de Sénégalais d'ailleurs yaakaar voir nu mu oyof boobu moo tax mu invité ma ci albumam man naroon ci def 3 morceaux ma def benn ñaar a desoon ci album bu mu doon waaj a génne nii benn rek laa posé voilà quoi am nañ ay job yu ñu eggaliwul loolu moo tax sama xel nanguwul ne Papa Thione dem na daal c'est difficile mais bon en même temps gëm naa yàlla donc lu yàlla def looloo gën mais vraiment Papa Thione xajoon na fii. Thione dem na guy gu amoon njariñ kon daanu na loole moo di kàddu yu seede yu tukkee ci Père Ouza ñu teewlu ba tey kàddu yooyu ñëwaat.
li ma mën a seede ndeysaan ku jóg gaañu na koo xam ne fuuwul lu mu bëgg la koy wax dana dàq fee way mélodie moom kenn amu ko waaw way moom mélodie kenn amu ko mën a composer tamit waaw parce que loolu dafa mën a way mën a composer dafa jafe am harmonie donc et puis baax ma ko waxee rek baax boo xam ne may def du ko boole kenn maa ngi fàttaliku guddi aju usa gi ñëpp la aju usa invité moom rek moo ñëw ci grand théâtre sanaan moom waaye grand cas waaye ma ne ko yoo gars yi sama baat dafa sóol ndeysaan loolu te vraiment ñàkk nañ koo xam ne jeex na de pour génération yi ñëw coon dootul amati génération boobee dootul amati Birahim Touré mu mel ni kon génération bi nga xam ne moom moo fi nekk waykat yi nga xam ne ñoo nekk jamono ji war nañ bàyyi xel bu baax ci texte ya nga xam ne Thione Ballago Seck daan na ko fisal ci ay wayam. xam nga da nga teqale ñaari mbir. benn bi da nga jël DJ Awadi. mën nañ jàpp ni c'est la jeune génération. yàgg na ci way gaa mais c'est un jeune. teg keneen juste après muy Père Ouza nga xam ne yàgg na way yàgg na formé également ñu dul jeex ci wàllu way ndax tout le monde se souvient de Ouza et c'est Ouzette tey ñooñu ku ci nekk tey dem nga ba ber sa daara Thione Seck am na fu mu tàmbali woon ba bi muy dem orchestra ba star band ak yu ni mel ba après dem féete boppam yore mbiram ba pare tàggat ñu bari ci wàllu way dañuy fàttaliku lu ci mel ni par exemple suñu papa Maguette Wade ci télévariété nga xamee ni danaan indi l'instrument seulement Thione Seck ànd ak xalam ak peut-être benn sabar wala ñaar mais mu indi ci wàllug texte surtout la profondeur ci li mu doon wax muy tey loo xamee ni tey quand je vois un poète comme Amadou Lamine Sall di wax Thione Seck ni c'était un poète de la chanson ci koo xamee ni yow poésie nga jàng moom lañ la xamee nga waxee ko ci ku mel ni Thione Seck nga gis ku mel ni Seydi Gassama bu Amnesty ne ni kii teñ ko war a li mu bind moom mën nga ko sax jox prix Nobel ci littérature ci bind ci koo xamee ni way la doon def waaye li mu bind mën nga ci tënk ab téere muy nag sas nag bu rëy ci njabootam d'abord te su ma nee njabootam ki ci gën a fës tey mooy Wally Seck mais ñeneen fi Mapenda Seck ak njaboot ki yëpp parce que dañoo bokk lépp muy une famille de griot ni ñu koy waxee ñoo xamee ne dañ leen ràññee ci wàllug way ràññee leen ci wàllu kàddu am na foo xamee ni waratoo génne way boo xamee ni du am njëriñ yaa ngi koy wax sànq ci bi ñuy tàmbali way boo xamee ni du la jëriñ amul benn sens waaye moom ay wéyam boo ko xoolee démb discographie ñu bari génnewaat nañu ko mais boo xoolee du début à la fin premier morceau ba dernier morceau lépp am na loo xamee ni dafa mel ni dafa actuel donc ça veut dire que am na recherche bu extraordinaire boo xamee ni daan na ko def pour bind recherche boobu nag il faut que mu bañ a yem ci ay woyu Thione Seck mais ñi nga xamee ni ñoom ñooy tey ay njabootam ak wàllug musique wàllug ñi nga xam ne ñoom ñooy ay chanteur ñu jëlaat yooyu xool du ñu koy defaraate ba nga xam ne way dootul doon ay pot kese wala ay sabar kese wala loo xam ne du am sens dans l'écrit dans le verbe et je pense que c'est aujourd'hui un hommage qu'il faut surtout rendre à Thione Seck mooy xoolaat naka la ñuy woyee ci Sénégal ndax il faut le dire quand même tey am na ñoo xam ne dañuy way lañ koy woyee rek waaye amul sens ni nga ko waxee am na si ñoo xam ne tey jii yàlla traité ko bi ñu génnoon àdduna am na seen way yoo xam ne nañ ko ruus a teg ndax peut-être la ñu say way waaye moom Thione Seck yaakaar naa ne ba mu dooree ba léegi way boo si jël tey jii mën nga ko rendre hommage ndax la nga xam ne moom la si daan way waaye El Hadj dafa am loo nga xam ne ni Birahim waxtaane na ko fii Siré waxtaane ko fi mais également El Hadj Ahmed Aïdara waxtaane na ko fii muy mbas mi nga xam ne moom moo ko yóbbu ci jamono ji nga xam ne mbas maa ngi fi ba tey te yàggatul dara maanaam le 19 mboolem lu nga xam ne tegoon nañ ko fi ni ay tere dañu koy teggi kon nag dafa mel ni mbir yi ñoo ko war a jëlal suñu yëfu bopp. effectivement dama bokk ak ñoom benn xalaat. parce que nit ki am na foo xam ne boo fa tollee yaay nekk sa magum bopp. tawat la ju nekk ci réew mi nañu jël suñu ay responsabilité boo seetee nag maam tawat ji daanaka daf ñu delloo ci ak nite. parce que li mu ñuy aaye lépp civilisation set l'islam daf ñu ko aaye. joxante loxo gu amul sens wax di ñuuxu wante xam nga nit boo civilisé mun ngay waxtaan ak nit ki te doo ko tifli say lor dal ci moom te li ngay wax dina ko dégg te dina la permettre ngeen joxante distance boo xam ni day tegu ci wàllu nawloo ak respecter distanciation physique boobu dafa jaadu ci même bu fekkee dara amul mais surtout nag comme tawat jaa ngi fi nañu jël suñu ay responsabilité parce que kenn ku nekk yow bu fekkee da nga nekk jeune
mu dal la xëy na mu xaw a mooy tuuti ay risques mais ñi ngay fréquenter ñëpp te nit ku nekk war na moytu di lor ka ca des donc li may faral di wax yow sàmmal sa bopp sàmmaale sa njaboot mais sàmmaale ñi ngay dajeel ci fi ngay liggéey. kenn amul sañ-sañu di wàll ñeneen ñi doon te doo ko ci jublu mais da ngay moytu boo moytu ndikoo nag xëy na di nga mën a sàmm sa bopp sàmm ñeneen donc faaw ñu jàppale gouvernement bi. faaw ñu jàppale gouvernement bi parce que ñun ñëpp suñu bopp la ñuy jàppale peuple bi la ñuy jàppale fexe ba tawat ji wàññeeku ci Sénégal comme mi ngi continuer di def ay njombeem ba léegi. mu ngoog di fàttali nit njiitu réew président Macky Sall yëkkati ay kàddu yu seede jëmale ko ci ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck nee na boroom xam-xam dëgg dem na waaye doon na ko nga xam ne ni wayam dootul fay ci miim réew ba noppi it jàppale ni avocat bu Thione Seck maître Ousmane Seye mu ngay xam le ni kon ajjuma rek jokkoon ak kii di Thione Ballago Seck di ko xamal ne kon mboolem daan ñu tegoon ci kawam mujj nañu ko teggi ba mu set te lépp jëm ci coowal phobie yi nga xam ne moom lañu ko fi tuumaaloon mbas mi moo yóbbu Thione Ballago Seck mbas mi sa jas commune mu mel ni kon que waa équipe municipale ba ñu ngay def seen kéem kattan ngir nag man ko fee jëlee ndax jot nañu pompe li nga xam ne moom mooy mboolem place publique bu fa nekk maire bu profité sa sàkku ci askan wa ñu bañ a rek wàcc seen i loxo jël mbir yi def ko seen i fi bopp Cheikh Tidiane Diouf ay kàddoom ak Alioune Badara Sonko. ci ndigalu chef de l'État dafa ne woon collectivité locale yi dañu war a bokk ci xeexu mbas mi donc ci xeex boobu moo tax tey ñu def lancement bi te fas yéene pomper bépp édifice public boo xam ne bi mu ngi ci biir commune bi. loolu ñu ngi koy def ànd ci ak service d'hygiène la sous-brigade de Popenguine pour que mbas mi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi ñu fexe ba gannaaw nit ñi tey dem nañu ba tere leen pour ñuy fréquenter lieu public yooyu dafay xaw a metti moo tax ñu jugé nécessaire ne nañu désinfecté su ko defee bu ñu ñàkkoo pompe bërëb yi respecté mesures barrières yi jàpp nañ ne mbas mi mën nañ ko daal. ñu àddu jëmale ci manifestation yi nga xam ne moo fi amoon ak ña sa ñàkk seen bakken xalif général kullu murid moom jóg xalif général ba ci boppam génne na lu toll ci juróom fukki millions si sunu koppar mu di enveloppe bu nga xam ne ni Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké moom ci boppam daf ko génne ngir nag jàppale ko ña nga xam ne ñoom ñoo loru ci manifestation yooyu mu nekkoon ci teewaayu Mamadou Diop Decroix maître Madické Niang Makhtar Souran xalif général bu murid sàkku na ci waay politique yi ñu def seen kéem kattan ba joxonte loxo ngir bañ a taal réew mi ndax dafa gis ne yow fitna ci boppam amul genn ka njariñ fii ci réewum Sénégal El Hadj Mamadou Mansour. sëñ Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal suñu kanam leeru l'islam la keno l'islam la dafa dëgër taxawaayam ci umma bi yépp xam nga maam bu weesoo sëñ Mountakha li mu nekk xalifa ci ëttub Cheikh Ahmadoul Khadim bu weesoo li mu nekk xalifa ci l'islam bu weesoo li mu nekk nit yàlla ki mu doon bu weesoo li mu nekk doomu sëñ Bachir ibnu Sëriñ Touba bu weesoo loolu lépp mais bu ñu génnee lépp ci nituk yàlla ki mu doon mais nit ki kese dafa am ay qualité yu tax ñu ni nit baax na muy dafa tabe xam nga nekk ci trésor bu lay jàppande la nga dimbali nit mën a joxe taxul nga man ko am ko itam taxul nga man ko mais kan moo gis ku gën a gaaw ci jàppale ci bu ko laajee sëñ Mountakha réactivité boobu leçon la boo xam dañ ci war a jàng que nit ki faw mi partage yeneen bi daf ñu jàngal tahadu tahabu te lu ni kët lu ñu jonn moo koy faj maam fii ak yaa ngi dëkk di lekk sama alal wala saa bu ma jaaxle gis sa ndimbal kenn mënul teema sopp la parce que noonu lañ ko yonent bi jàngale sëñ Mountakha dafay jàngal Sénégalais yi jàppandalal gu leen di jàppandalal ñu doon ay soppe parce que saa bu lëf ne kët rek lu ñu jonn ñoo faj ko xam nga bu ñu nee nit ki dafa faatu ñoo ko jox yidda wala ñu war ko jox li ñuy wax diya fay ay mbokkam wala dédommagement quoi comme ni ñu koy waxee ñuy waaj benn semaine ñuy waaj 1 mois ñuy waaj 1 an loolu gisatuñu lu ñu jonn luy faj lu ñuy kët mais boo seetee ci mbas mi moo jëkk a génne xaalis boo seetee ci jox ndàmpaay ñi génn àdduna pour dimbali leen ay seen ay mbokk moo jëkk a génneeti c'est-à-dire gaawaay boobu ci wàllu joxe dafay wane nit ki boo ko génnee ci sëriñ gi mu nekk sax mais nit kese mbaax gi nekk ci moom tab gi nekk ci moom yërmaane gi nekk ci moom réactivité bi nekk ci moom ci dimbali nit ki ci bu ko soxlaa ay modèle la nag yoo xam ni tey dama doon sax ñaax état bu Sénégal ñu jël ci loolu leçon ci rapidité bi gaawaay bi ak dimbali nit ki ci saa bu ko laajee ba ñu doon ay promesse waaye passer à l'acte sang bi daal wax dëgg yàlla du lu ñuy inventé Sénégal yépp ñoo ko gis ci gaaw gi mu gaaw ci dimbali ci joxe ci bu ñu laajee ba ci bi ñu annoncé ngir tabax jumaay Tiwaawan donc muy benn nit boo xam ne tey icône la ci Sénégal
kenn ku nekk boo xëyee war nga ko ñaanal mu yàgg fi lool ndax bu weesoo li mu nekk xalifa Serigne Touba mais li muy joxe ci ay leçon ci ak mbaax ci joxe yàlla mayu ko ñëpp wax dëgg yàlla Serigne Mountakha yàlla na ko yàlla fay jëfam ndax mu ngi taxawaaye mi ngi taxawaayu missionnaire dëgg-dëgg bu Serigne Touba ci bokk gi muy bokk li mu yilif ci wàllu alal ak waa Sénégal ci anam gu sell gu ànd ak yéene. gën a yàgg gën a weer si sunu xalif bi moom xalif général kullu murit mu mel ni kon ay sénégalais yu ni mel la ñuy teewoo nekk ay citoyen dëgg nag bay seen waar ci réew mi loolee moo di gis-gis sunu ministre conseiller bi di Arona Coumba Ndoffène Diouf nee na loolee nag waajur yi waaye politique yi ku si nekk war na saa bay waaram mu day kàddu yu mu yëkkati gannaaw ba ñu woote woon bëccëgu jàppal ma jàpp sa cité bi sàpp moom Arona Coumba Ndoffène wala Arona Ndoffène Diouf ñu teewlay kàddu ma nang ko baka yokku ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw président de la république am na ab naqar boo xam ne ci lii nga xam ne xewoon na fi ci dégg na leen ba mun a indi ay solution yoo xam ne su ñëwee incha allah yaakaar nañ ne di ngeen ci gis seen bopp waaye suñu ndaw yi tamit maa ngi koy waxaat ñun parents yi dañ leen war a yar leen ci diine d'abord diine moo war a njëkk ci xale su màggee kooku mun na doon un citoyen boo xam ne lépp loo xam ne nekk na ci xelam day jëriñ réewam waaye du yàq réewam. ni ñu leen ko waxee ci ndorteelu bi la jotaay xibaar sunu mbokki laa yéen yi tey ji la ñuy amal seen woote bi muy appel bi ci boppam wooteeb Seydina Limamou Laye muy événement bu nga xam ne nii dañu koy amal ci mu moox tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal doomu xalif ba nag mu ngay xam ne ni kon lépp lu ay matukaay dañ ko jël ngir nag ñu ngir ñu mën a mucc ci jàngoroy coronavirus moom Seydina Mandione Laye ay kàddoom di ngeen ko teewlu si sunu yeneen jotaayu xibaar fekk see panel bu nga xam ne ni jotoon nañu ko fa wootee la ñu sa doon waxtaane moo di le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme Bara Laye Samb moom bokk ci commission scientifique bi dañu koy teelu bu fekkee jàppandi na mu dikkaat ci li nga xam ne moom mooy boobu le thème ak Fatou Mbaye Diop. képp ko seetlu àdduna xool ni mbir yi doxee war na gis presque extrémisme muy ëppal ci niveau yëpp li ko nag yokk doole mooy li nga xam ne moom mooy enjeu yu bees yi numérique bokk ci nga xam ne day tas xalaat yi nga xam ne nit ñi amuñu woon peut-être espace buñ ko véhiculer waaye ñuy célébrer appel ci façon bu spéciale ndax autorités yi dañoo joxe ndigal pour Laayeen bu nekk fa mu nekk mu célébrer fa appel li ci am solo rek mooy ñu fàttale ko ne ci 1300 am na góor gu taxawoon woo jaam yàlla yi ngir teg leen ci yoon nga xam ne buñ ci tegoo dinañ xam mucc muy Seydina Limamou Laye. ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. tàggat yaram bàkk ba ji Pape Mantan bu daal di teew ma naan kan asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. nakay tey. alhamdulilah ak yu tey. waaw ñu ngi ci. ana waa Diamniadio. ñu ngi lay nuyu bu baax waa Parcelles Assainies bu baax a baax sax. voilà ñu door ko football Ligue 1 Sénégal AS Douane mu mel ni kon mooy leader bi. waaw AS Douane naka gannaaw ndam lu mu am ci kaw stade de Mbour ñaari bal ci benn sax tax na waxtu wi moom ak jàmbaar ñoo nekk ci boppu championnat bi waaye nag moo ko rawee ci goal average yi kon ñu jàpp ne nag ñoom ñile waxtu wi di gabalu yi ñoo nekk ci boppu championnat bi ki leen di tàggat nag di Joseph Senghor bi gis ne daal ren jii nag équipe am dafa nag progressé bu baax a baax jëm nag ci wàllu mental bi ñu teewlu ay kàddoom. bool ak ay relais gàtt mais Mbour daf ñu ko tere def parce que ñoom tey construit ñu bëri dañuy chercher leur attaquant directement sur le dos de notre défense donc il fallait que ñu xeex premier ballon bi suñ ko gagné deuxième ballon bi ñu xeex ko après mën a football. waaw loolu lañ def mais nag ren dañ ñëw progresser au niveau mental xam na ne match yi da nga koy gëm soo gañewul ñu nekk ci kanam day gagné donc quelle que soit situation bi il faut se battre marquer les 3 points donc moom lañ def gëm suñu bopp pousse ba gagner les 3 points l' essentiel tey moo doon jël 3 points yi je crois que def nañ ko au courage à l' énergie mais c' est comme ça le championnat bi yombul équipe yëpp ñoo tolloo doole donc da ngay combattre chaque dimanche chaque samedi.
AS Douane bi nga xam ne waxtu wi ñoo nekk ci bopp championnat bi lu jëm nag ci wàllum fukkeelu bëccëg bi jàmbaar moom dafa nag def 0 but partout su digganteem ak Génération Foot. Teungueth FC moom ci àjjuma ji nag la daanoon ñii di waa US Gorée benn bal ci dara daanaka même score la ñu nemmee ko nag ci diggante ñaari tali ak Seneps Excellence bu Thiès bi nag moo ñaareelu ndam kon bu ñaari tali Mbour moom Casa Sport moo ko fekki daan ko benn bal ci dara ñaam Mbour bu Louga moo daral ñii di waa Dakar Sacré-Cœur daan leen benn bal ci dara kon ñu jàpp ne nag marche bu doon dox ci diggante Jaraaf bu Ndakaaru ak Pikine dañ ko dàq ba jëmmi jamono li ko waral mooy nag ñii di waa Jaraaf dañoo war a football nag ni ki ci mercredi bi lu jëm ci wàllum coupe CAF seen diggante ak sport club sport Sfaxien foofu ci stade la jox bu Thiès lay doon. football Ligue 1 ba tey moom waa US Gorée lu ñu jotee seen entraîneur bi di Sidat Sarr. waaw Sidat Sarr nag par ngir lu jëm ci wàllum insuffisance de résultat ndaxte sooy xool sax waxtu wi ñii nag di waa US Gorée ñoom daanaka ñoo nekk nag avant dernière ci classement bi am daanaka ñoom juróom-ñaari poñ tax na nag ñii di waa responsable yu US Gorée ñoom tàqale ko ak Sidat Sarr kon ñu jàpp ne nag waxtu wi ki fi nekkoon adjoint di Olivier Kabou moo jiiteegum nag lu jëm ci wàllum ñii di waa Union sportive bu Gorée ci lu jëm ci wàllum championnat bi. Ligue africaine des champions 4e journée bi jàppale ne Teungueth FC mi ngi sa Alger parce que ne jàkkaarloo waa Mouloudia AC. waaw Mouloudia AC FC. FC. waaw kon nag Mambay sa équipe bi nag di Teungueth FC kon faaw nag mu xool taxawaayam ci nag boobu lay jongante jëm ci ñeenteelu bëccëg bi ndaxte bu ñuy fàttali ki nag moom Teungueth kon benn poñ rek la amagum ci ñetti nag génn ñaari defet la ci am kon su bëggee nag descendi ci lu jëm ci wàllum Ligue africaine des champions bi foofu nag mu am ndam foofu ci Alger ñu jàpp ne sax ñoom waxtu wi nag ñoo ngi foofu ci Alger ngir nag lu jëm ci wàllum ñeenteelu bëccëg bi kon gu nekk ñii di Youssouf Dabo yi faaw nag ñu xolaat seen taxawaay bu ñu bëggee continuer lu jëm seen wàllum aventure africaine kon Mambay fii la ñuy ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram.